asalaamaaleykum ba maa ngi nuyu ñëpp Karim Gueye la Karim Xrum-Xax activiste membre du mouvement Nittu Dëgg Valeurs laay bu gàtt bu gaaw expliquer carrément Ousmane Tounkara n'est pas libre intox la c'est pas vrai Sénégal dafa bëri ay information xam dañ koy jox te duñ ci am source yu wóor quoi je me rappelle bien kaw Assane Diouf nii la woon ñu wax après jékki-jékki ne bàyyi nañ ko dem na mi fekk instant yi ñu ngi déport Assane Diouf muy ñëw Ousmane Tounkara n'est pas libre mi ngi instant yi mi ngi garde à vue loolu na ko ñëpp xam yoon da ko teg loxo mi ngi immigration dañ ko téye foofu noonu ñi nga xam ñoo géré wàllu immigration yi c'est-à-dire xam nga lan la Ousmane Tounkara ce qui s'est passé en réalité xam nga lan la mooy Ousmane Tounkara consul bi nga xam moo nekk foofu noonu consul États-Unis bi gorom la c'est son beau-frère te kooku APR la bokk kooku moom Ousmane Tounkara au fait ay kayitam dafa jeexoon mu ko doon dugalaat entre temps bi ñu koy dugalaat ci la consul bi gis ni ci la consul bi profité ci brèche boobu noonu en tant que membre APR ci loolu la profité dem dugal ko gaaw ñu daal di dugal plainte bi njëkkante FBI téye ko bi ñu ko téyee ñu gis ni kayitam dafa jeex après ci lañ ko jàpp yóbbu ko jox ko gaaw immigration Ousmane Tounkara mi ngi ci loxo yoon loolu la consul bi def consul bi nag moom mook jabaru Ousmane Tounkara ñoo bokk benn deret c'est le frère maanaam beau frère Ousmane Tounkara la léegi ñoom dafa xam lépp nu mu demee xam soo ay kayitam ni muy doxee moment bi kayit bi di jeex soo ay dugal ko pour renouveler ay papiers ci la utiliser brèche boobu noonu daal di ñu profiter dugal plainte bi donc na ko Sénégalais yi xam quoi et puis ñu bàyyi di publier loo xam c'est que man damaa bëgg activistes yi ku ci taxaw di wax ci kanamu média wala ngay def live wala ngay poster sa Facebook mais waay waxal te yàlla tax waxal lu la wóor mais kenn du tim àdduna yëpp di la xool ngay fenn mais koo xam ne yow déjà yow toog yow kese di fen rek wala nga toog yow kese di def lu bon rek xalaat ko sa diggante sa borom waxtuma la àdduna yëpp di la xool ngay wax loo xam ni dara wóoru la si quoi mais nañ ragal yàlla si loolu quoi lii du affaire u caaxaan kii avenir la dafa yor ay doom yor jabaram yori doomam yor foofu nekk Amérique doon am kayitam jeex mu ko renouveler waat consul bi mbokkam la mbokku jabaram la profité si loolu daal di dugal brèche parce que comme xam nga Macky Sall poste yi muy joxe poste politique yooyu muy joxe Macky Sall moo ko ñu daal di profité si loolu donc li ministre de l'intérieur doon wax affaire terrorisme boobu noonu Aïssata Tall Sall ministre des affaires étrangères wax ko loolu lañu utiliser niveau international ñu jëñ ko terrorisme loolu lañ koy toppee ñu ne terroriste la ñu ne dafa bokk ci ñi yee fitna dafa menacé dafa bokk ci ñi yee fitna dafa taal dëkk bi moom moo def nangam c'est un terroriste ñu indi nangam kon niñ defoon Assane Diouf noonu lañ ko bëgg a def donc na loolu leer quoi nit yi xam ko bu leen kenn wax ay affaire man de source sûre laay waxee quoi man de source sûre parce que xam ngeen moo mel ak Ousmane Tounkara donc na ñëpp xam ni Ousmane Tounkara mi ngi ci loxo yoon mën nañ ko si déport léegi ñun dañu war a jug taxaw si loolu ñun ñëpp expliquer Macky Sall dictature am yegg na si maanaam muy fexe le tout pour indi doomu Sénégal yi nga xam dañoo nekk bitim réew comme ni mu ko defee ñëpp quoi donc loolu na ko Sénégalais yi comprendre c'est-à-dire Macky Sall c'est-à-dire fi mu yegg ci soxor ak méchanceté ak dictature yaakaar ne mais Macky Sall mooy kan ba kenn du wax ak moom mais ñun kat lan moo tax ñi amuñ droit exprimer wu léegi nag mi ngi utiliser pouvoir bi ko Sénégalais yi jox niveau international nga xam ne moom seen consul yooyu dañ fay teg ay nit yoo xamante ni ay kiiw politique la ay poste politique la kooku nekk fa kooku nag moom c'est lui qui a au fait c'est moom ci boppam moo utilisé brèche bi nga xam moo nekk ci ni Ousmane Tounkara dugalee ay kayitam pour renouveler ko mu jaaree fa nag ñu dugal ay plainte ndax yàgg nañ dugal ay plainte yu bari Ousmane Tounkara mais mënuñu woon ci moom dara mais li mu dugal nii boo xam kayitam dafa jeex muy dugalaat ay kayitam ci lañ profité nag pour téye ko bi ñu ko FBI téye ñu gis ni kayitam dafa jeex ñu ne ko yow légal la loolu lañ ko téye ni immigration kenn amul information ni Ousmane Tounkara bàyyi nañ ko il n'est pas libre na ko ñëpp xam te ñun Nittu Dëgg incha allah lépp luy communication lépp luy on prépare des choses pour def ko pour communiquer niveau international ak ay gis avocats yi ak lépp lu ñu mën a def pour moom ñu xam ni Macky Sall c'est un dictateur te bu ñu koy indee fii dañ koy def kon ni def Assane Diouf est toujours en prison ñoom ñi ngi def ay affaires yoo xam ni kenn xamul lan la donc na ko ñëpp jàpp quoi na ko ñëpp jàppee noonu quoi na ko ñëpp jàppee noonu si yombul affaire yombul noonu quoi bàyyiwuñ ko il n'est pas libre ma wax ko waxaat ko jàpp leen ko na ko ñëpp jàpp na ko ñëpp partagé et puis ay intox la ñuy def intox yoo xam dañ koy wax comme ça nit yi dellu ginnaaw bàyyi ni il est libre or qu'il n'est pas libre Macky Sall mi ngi def lépp pour ñu indil ko Ousmane Tounkara mu toroxal ko comme ni mu yàgg a toroxal comme ni muy toroxalee ñenn ñi nga xam ne moom au fait xol bi moo ko sonal quoi xol bi moo ko sonal donc na ko Sénégalais bu ne jàpp na si ñëpp jàpp képp kuy avocat ak képp ku si mën a def dara niveau international ku mën a dugal lettre ONU lu nit mën a def ñu def ko pour soutenir suñu frère bi nga xamante ni Sénégal moo tax ñu téye ko ndar ko tàqalee njabootam ñëw yàkkal ko Macky Sall sur le plan mu jàpp ko toroxal ko ci kaso yi nga xam ni kenn xamul lan la
message bi loolu la ko donc Ousmane Tounkara n'est pas libre gorom mooy consul États-Unis APR la bokk gorom boobu moo profité si loolu ci xam ay dossier moo jël affaire bàyyi ba mu dugalaat mu profité ñu jàpp ko si dugal ay plainte ñu jàpp ko cette fois ñu téye ko te mën nañ ko déport buñ ci jugul salaamaaleykum donc Ousmane Tounkara n'est pas libre li nga xam bàyyi nañ ko c'est archi faux partagé sama gars yi jërë ngeen jëf salaamaaleykum